ñu soobu ci waxtaan wi ci digg bi tey nag solo bu waxtaan wi mooy anam yi sukkandikoo ci secteur privé bi ngir mën a suqali koomu Sénégal rawatina si jamono ji ñu toll muy jamonoy coronavirus ak mboolem njeexital yi nga xamante ne am na ko ci gàllankoor ci wàllu ko koom. Professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal ak mbégte ni ki ni ñu dalalee Mortalla Kane ak mbégte asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. alors ay jaw ay defal nga ma lu ma neex nag. parce que waaw waaw c'est mon frère. waay te gëj naa ko gis. à cause de. waaw walaay walaay voilà vraiment ça m'a fait un énorme plaisir. yal na yàlla dëgëral mbokk gi. alors ay jamono njiitu réew mi yëkki woon na ay crainte njàqare jëmee ci récession jamono yi mu koy wax ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy experts yi ñu si bari. nee ñu récession kay ñu ngi ci déjà xanaa kay dépression la ñuy ragal. waaw bu ñu weesoo loolu ak jéego ñu def ba fii ana ban tableau lañ mën a dessiner ci wàllu ko comme jamono ji ci Sénégal de façon holistique professeur. jërëjëf xam naa moom suñu seetee comme yi. yaakaar naa ni xaw na sooxe ci fànn yu bëree bëri. xam te li ci gën sax mooy. ñu commencé waxtaan wi noonu. parce que comme dañ caa bëgg a génn. oui amoon na ay rëq-rëq yoo xam ne gëloon nañ ci benn espèce benn goutte. ñu bëgg a génn foofu il faut ñu seet nu comme bi demee woon. ndax li nga xam ni yaakaar nañu ni suñ ko defee. comme bi dina dellu siwaat. est-ce que loolu am na fu ñu ko teg fu nga xam ne fu wér lay doon. suñ seetee rek maanaam comme bi ni mu demee muy mbay mi di xarala yi secteur tertiaire ak yu bare bari amoon na daal yi nga xam ne ay situation yu xaw a doy waar daanaka boo ci jël rek dafa mel ni day metti bu ci gën a metti sa morom nga ni bii la xam naa am na nag yi nga xam ne nag ñoom dañoo taxaw complètement xëy na yii sax dañuy sooxe waaye am na secteur yi nga xam ne ci taxaw lañu jëm yii tëj nañu entreprise tëj bari na ñii ñàkk nañ ci seen liggéey ñii itam seen liggéey demee tut noonu loolu lépp moo boo ko dajalee nga daal di xam ni xëy na il faut ñu wut ay pexe pour génn ci waxoon nañu nag ni bu njëkk ba dañoo wax ni koom-koom bi dina yokku ci téeméer bu nekk presque juróom-ñaar bu manqué tuutee tuuti loolu lañ jóge woon ñu jékki-jékki ba ñu ni léegi de koom-koom bi dafa nërmeelu complètement xam naa ni sax natt bi sax moom niñ ko nattee ñii am na ay werante yu bare bari ñii nee nañu ba daanaka daal dem na ba nga xam ni mel na ni dara nekkatu fi. wala tuutee fi des. li nga xam ni mooy sàkkay daal raaf na. waaw. exactement. ñii ni kañ na metti na nag waaye ñàkkul ni am na ay secteurs yi benn ya nga xam ne ñu ngi dox xëy na yooyu ñooy am. ñoo yëkkati tuuti. maanaam mën-mën gi. alors le 29 loolu ni nga ko waxee nii rek. le 29 septembre. président njiitu réew mi ni na dajale ñëpp. ñu waxtaan seet ni ñuy fexe ba réew mi mën a delluwaat soqaliku. am na nag nga xam ni moom ci boppam ay techniciens wax nañ ko. fekkee ni yegg nañ foofu mën nañu ko faram fàcceel. très bien incha allah nan lañ koy pàcc alors Mortalla Kane bu fekkente ne ni li professeur wax daanaka matale na ci tableau bi yow lan moo la ci gën a marqué lan nga ciy gën a relevé ci sooxe gi. sooxe gi li mu wax dëgg la d'ailleurs ma remercier là aussi parce que professeur moom képp ñëppoon ko ci réew mi. donc damay kontaan toujours à chaque fois. di tase moom ci plateau te fu mu dem daf may bëgg a yóbbaale. maa ko gërëm di ko sant di la remercier aussi pour invitation parce que ITV lii dafa am lu am importance la. c'est-à-dire que fu réew mi toll nga toog di ko waxtaanee c'est important. parce que aussi dama leen di féliciter. vous êtes une télé jeune mais vous marquez vraiment votre différence et des choses sur lesquelles nañ koy ngeen di ñaanal ngeen jëm ci kanam. et puis gën a améliorer. lii mooy doxal réew. ci maintenant li mu wax. defe naa li ñuy wax tour d'horizon loolu la. duñ mën a egg ci détail
waaye am na loo xam ne li kenn di ko nettali sa morom réew mi daanaka am na secteur yu bari yoo xam ne yi wax dëgg yàlla waxuma la nërmeelu lañ mais loolu du sama préoccupation est-ce que dinañ jógaat mooy sama problème te xam nga waxtaan neex yàlla moo di il faut bala ñuy def lenn ñu xoolaat am courage ñun ñëpp nag waxuma kenn de waxuma état waxuma secteur privé waxuma ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp lan moo tax lii ñu dal yóbbu ñu fii gënuñu yées la ñëpp waaye defe naa dañuy apprendre leçon parce que dafa loo xam ne depuis daf ñu yàgg a topp fragilité économique daf ñu yàgg a topp te li mii waroon nañ xam ne xejul ci suñ kaw du ñun rek aussi mais nit da ngay xool sa bopp nga ne interroger say politique li ñu doxale woon ci agriculture li ñu doxaloon ci industrie li ñu doxaloon ci yeneen secteurs yi nan la woon lan moo tax bi mu ñu dalee ñu am situation yi defe naa loolu mooy loo xam ne lii bala may dégg ñuy wax yu bari dañuy relancer yooyu defe naa loolu moo manqué ci stratégie bi ñu càmbar ba noppi non parce que loolu buñ ko ragal li ñuy wax héritage partagé am nañu ci ëpp ay responsabilité mais dañuy d'accord ci pays réew mi ñu ne y a un héritage partagé ci développement économique bu boobaa ñu am courage de plonger à l'intérieur ci seen économie xool les ressorts qu'est-ce qui s'est cassé lan moom la ñu mësul réussir très bien booy def loo mënta def ci àddina bi te xamoo lan nga nekkoon ak lan moo tax ressorts yi nga mën a jàpp ëllëg day poser problème defe naa exercice boobu aussi manqué na ci ñu bari très bien alors gis nañu ne gouvernement bi lancé na PAP 2A ba tey ci wàllu relance bi muy loo xamante ne dafay gën a renforcer xëy na li ñuy oowee Sénégal plan Sénégal émergent mais li ëpp solo mooy jamonoy suqali la ci wàllu suqali boobu secteur privé ku nekk yaa gën a dégg ab jooytoom ci li mu dese kàttan buñ ko méngalee ak ñi bàyyi ko bitim réew implication am ci li nga xamante ni moo war a suqali réew mi ban place lañ ko si war a jox jamono ji ngir jooytu googu mën a dellu gannaaw donte sax am na ay jéego yu ñu si nemmeeku d'ailleurs waaw jërëjëf xam nga lu nekk rek jafe-jafe mooy indi yu bare bari waaye ñun ñii dañu mës a gëm ni secteur privé suñ ko yëkkatiwul boole ko ak gouvernement bi suñu jéego du sori tey lañ ko gën a gëm nag xañ na ñoom gëm nañ ko léegi ndax wax nañu dinañu sukkandiku ci secteur privé bi ba tey c'est un pas des na nag ab jéego la rek waaye dafa jéego bu rëy la ñu war a def ci fànn googu bala may damay fàttaliku rek kenn ki nga xam ni dundam yëpp bëggoon na secteur privé ñu jox ko cëram muy Mansour Kama yàlla na ko yàlla doon leer amiin lu nekk def na ko daana di soog borom xam-xam yi daana di soog gëstukat yi daana di soog ñoom ak ñu baree bari amoon na sax mais amoon na mébét bu rëy noonu ñu def benn espèce yi fàttaliku ñi nga xam ni ci réew mi ñoo nekk ay reen yu rëy ci secteur privé xam nga loolu ko am yéene te gëm ko moo koy def ñaareel bi daana wax itam secteur privé léeg-léeg suñu ne secteur privé rek du leer dafa am secteur privé ba nga xam ne ñoo ko ci ñun la am na secteur privé ba nga xam secteur privé waaye du ci ñun bitim réew moo ci ëpp doole moom nag dafa doon farfarlu sax waaye loxol ñi nga xam ni ñoom la ak nu mu mënta ko mel muy secteur privé national donc xam naa ci plan boobu am na yu bari yuñ ci wax mais li Mor Talla wax lu am solo la xëy na sax foofu la ñu war a démarrer su fekkee da nga bëgg a soqali ñetti yëf nga war a def foo jëm danga naan fii kat laa bëgg a jëmale fa sama réew mi ci mbay mi ci industrie ci secteur tertiaire yi bu ci nekk nga seet fa nga ci bëgg a yegg ñaareel bi noo cay yeggee
maanaam am yan jumtukaay ngay jël pour mën caa yegg. ñetteel bi nag nga seet noo koy defee. noo koy defee ak jan alal nga koy defee. te plan bii niñ ko defee xam naa ni am na daal la nga xam ni ba tey des na. li ñu naan partagé lu am solo la réew mi yàlla may na leen lenn borom yi xam-xam yu wér a ngi fi. borom yi am yu wér a ngi fi ñu bëgg réew mi ngi fi te ñooñu ñëpp boo leen wooy ci réew mi ci mbirum réew mi. dañ la ci fekkee. dëgg la bari na nag. léeg-léeg nag dañuy tëju rek. technicien ni nañ ko jaari fii jaari ko fii xam naa sax xalaat la. ñëpp mënuñoo bokk xalaat bokk xel. waaye nag partagé bii Momar Talla wax. mooy lu am solo. surtout réew mu mel ni fii. ñun dañ daan roy ci ñun. ñëpp a daan roy ci ñun. soo seetee réew yi ñu wër yëpp dañ naan benn chef d'état mës na maa wax ni ma su ma bëggee def dara su ma xamee benn fonctionnaire sénégalais dama koy laaj toujours nu ngeen ko defee. ko defee ay études ak yooyu yëpp ma ci fekk xam naa ne danañ ma jox la nga xam ni. dinaa ci mën a sukkandiku pour jéem a seet fi may yegg. loolu am na su ko defoon fekkoon ni defoon nañu loolu. concertation boobu ñëpp toog ñu lañ bët dëgg ñëpp mooy ñi nga xam ni daal am nañ ci solo te mën nañ cee indi dara. gëstukat yi borom xam-xam yi. borom mën-mën yi. borom entreprise yi ñooñu ñëpp ñoom seen ñëpp daje. nit réew mi kat fii la toll. ñu di ko jël benn ba mu jeex. ko defee ñun léegi nag fii la ñu bëgg a jëm. yow ki nga xam ni yaa jiite mbooloo mi. fii kat laa yaakaar ni mën nañ faa jëm. ñu leen buñ fa bëggee dem de danañ def nii nañ def nii ba mu yegg. après ñu ne lii la ñu yittewoo. lii la ñu yittewoo. ok ko defee nag yow mi nga xam ni. yaay njiitu yëpp. ñëpp nag yaa leen njiite. su ko defee yow nag nga seet nag noo koy defee. ba mën koo matale na nga koy defee. lu am solo alors kan wax nañ ko secteur privé comme levier de développement wala de relance de l'économie boo seetee ni ko professeur waxee ay jéego am na waaye tout le temps dafay am lu gën a jàmp li ñuy gën a yittewoo parce que secteur privé bi ñu suqali ko wala ñu jox ko cëram wala yem si ay kàddu concrètement sur le terrain lan mooy seen ay priorité lan ngeen yaakaar ne bu ñu ko defee doole ji gi ngeen yittewoo tigi di ngeen ko am. xam nga toog fii di wax point par point dina compliqué. mais boo ma permettre naa répondre ci li nga ma laaj jaar rebondir ci professeur wax. parce que dañu bokk gëm-gëm. c'est-à-dire que gis nga réew. état moo am légitimité bi. moom lañ ko dénk gouvernement moom lañ ko dénk moom moo sañ di dagg naan lii la ñuy dëkk. waaye xam nga li nga xam ne moom la ñu di war a def mooy waxtaan. c'est-à-dire que dama seetlu temps yëpp bi mbir mi amee ci àdduna bi yëpp. réew yu bari dama bay seetlu seen ni ñu doxale yu bari seetlu naa ne surtout pays européens nga xam ne ñoom ci ñoom la ñuy yor ci lu bari roy ci ñu bari dañuy dajale toujours chaque semaine chaque 2 semaines chaque mois ñu réunir ñëpp waxtaan ak ku ne. loolu ñuy waxtaane ak liñ ciy ji ñoom ñooy toog nag décider li ñuy wax seen plan de relance boo dégloo France rek ak yeneen pays muy Grande-Bretagne tous ces pays là Allemagne yëpp noonu la ñuy doxale da ngay woo ñi nga xam ne ñoo seq mbir mi lii dal ci suñ kaw kenn attanu ko réew benn attanu ko benn gouvernement attanu ko benn secteur privé benn société civile attanu ko ñëpp ñuy mën a bokk te doole ji mooy noonu ñu dankali ko de telle sorte que bu fekkente ne nangu nañ ñu rappeler encore que l'État mooy décider ñëpp mën na boole ñëpp l'essentiel mooy mu déglu leen parce que ni ñu koy dundee ni ñu koy gisee ak ni ñu koy dundee ni ñu koy sentir parce que après tout ñoom ñoo nekk sur le terrain ñu wax la lii ak lii ak lii laa gis lii laa bëgg yow nag tu as la légitimité en tant que détenteur de la légitimité nationale nga ne nag man lii déglu naa leen mais man lii laay def kenn du la mere ci ne dégluwuloo ma xam nga li bon mooy tuñu ne dégluwoo ma sama xalaat day andi tuñu contexte frustration lay andi te defe naa plan de relance bi nga xam ne def nañ ko néew moo baaxul de
mais ma doon na yokk lu bari. parce que ku ne am ci bëtam bu ñu doon woo ñëpp ku ne man nii laa gisee lii laa dégg samay ndaw la ci bitim réew. c'est ça le plus important. mais déjà li ñu mën a relever mooy am na lu si manqué parce que waxtaan woowu amul. déjà c'est ça le premier grief que je fais. peut-être nañ ko corriger. ci yeneen étapes yi ñëw. parce que lii def naa énoncé la rek. yaakaar naa am na concertation yoo xam ne te man loolu laa gëm. point bu ne ñu wax ni liñ mooy suñu yéene. dinañ ci toog ñu retrouver ak état ñu wax benn par benn. deuxième bi moo di damay rappeler que secteur privé bii ci document bi ñu def am na loo xam ne lii bu dee doxal nañ ko vraiment loolu lu jar a rafetlu la. parce que dañ ne 42% ci xaalis bi ñu yaakaar pour def plan de relance pour réaliser ko. secteur privé secteur privé lañ ko laaj. secteur privé boobu nag defe naa am na yoo xam ne dañ ko décider mën nañ ne loolu avancé la. parce que am na yaakaar bu ñu teg ci secteur privé. mais yaakaar bi bu ñu toogee nag ba waxtaan li wax état bi leen teg ci taabalam xam nga Europe ak yi boo demee France tey. gouvernement bi dafa teg ci taabal ni lii lay teg ci taabal bi lii ngeen di def. bu loolu eggee defe naa li ñu bëggoon ñun ci secteur privé parce que encore nous on n'est pas jaloux ci étranger bi. ba ñu étranger ñëw. parce que mënul ñàkk d'ailleurs. ba ñu étranger wu. mais ñaari problème moom mooy soo diggante ak émergence. benn bi moo di investissement étranger day am place am. loo mënul ñu def loo ko loo mënul buy def leen nag nga boole ko ak ki nga xam ne moo nekk ci réew mi kooku mënul mu tette ko ñu bokk bu dee mu bàyyi fi xam-xam ak bàyyi fi mënin. loolu la pays émergents yi nekk Asie yëpp loolu la ñu def. mooy transfert de compétence. transfert de compétence mais nga boole leen déjà. ñaareel bi moo di complicité bi am administration ak secteur privé. xam nga li ma lay xam boo ko seetloo c'est que amul benn réew boo xam ne bii day bàyyi si entreprise étrangère ñu dem ci àll bi rek. wax naa ko ba tey compétition bi am ci àdduna bi léegi. du diggante man ak yow entreprise ak entreprise man ak entreprise chinoise bi man ak entreprise chinoise non état bi bu ne réew mu ne état bu ne mooy def ses propres règles. di ko xeexee accompagner ces kii là. nekk nuñ ci entreprise contre entreprise c'est état contre état ñoom ñooy lamboo ñoom ñooy muur. di jàppale si naan. tant que comprendre lu ñooñu loolu du day difficile. moo tax administration. liñ koy woo moo di mu xam ne ñu xam ne à deux. on peut réussir de grande. kenn mënul dem bàyyi ki ci des de toute manière. waaw parce que réforme bi dégg naa nag président wax beneen affaire boo xam ne waxaguñu. mooy le nerf de la guerre. oui et ma dégg kontaan naa dégg ma wax loolu réforme. Sénégalais dafa mën a initier réforme maanaam changer ci qualité mais saa bu ko commencé du egg. loolu la mës di joytu. on n'est jamais allé jusqu'au bout de nos réformes. bii nag moom ni mu insister. wax ko assez bi wax ko ñëpp defe naa bu ñu toppee ci loolu réforme yi nga xam ne war nañ ko def ci réew mi parce que réew mi réforme le mal est profond. parce que xam nga réforme ñaare bu amee rek am na kuy wàcc am na kuy yéeg li ma bëgg a wax mooy am na ku mu dul defar affaire am na ku muy defar affaire am. xëy na yu mel noonu il faut ñu siy jiital affaire u ñëpp. xam nga àdduna lu dul affaire particulier xam nga àdduna dafay dox. boo nee dox mu ne ñu ne am na réew mi am na tel réforme ñu war a def. amul rien n'est statique amul réew mu taxaw. réew yëpp même les anciens pays socialistes communistes dañuy def réforme. àdduna mooy dox bu dee da nga nekk ci àdduna muy dox. ñu bañ a ragal réforme yi daal. réforme yi il faut ñu def ko te nit ñi ñime ko. te am courage yu def ko parce que pression yi du ñàkk de toute façon. capacité de résistance ñu bëri am nañ ko. ñu bëri am nañ capacité am dañuy bañ parce que am na ñoo xam boo ñu toogee fii nga leen toogee fas ñu bañ. mais nag la responsabilité c'est l'état. état moom la ñu teg. moom courage politique moom néew mooy war a def. très bien alors li ma bëgg a jeexalee ponk bi ma bëgg a jeexalee parce que waxtu wi mu ngi ñuy dab mooy professeur préférence nationale dañ koy faral di wax lu bari ci wàllu relance bi dellusi na li nga wax sànq portion bi ñu leen jox. takku na am na solo bu fekkente ne nii doxee nañu ko parce que lu ñu wax rek la bind ka mais Sénégal ay expertise am si domaine yu bari kenn naatable ko mais ñaare ab liggéeyam dañu koy soofantal par rapport ak liggéey bi bàyyi ko bitim réew wala efficacité am dañu koy soofantal wala duñu ko óolu nit ki ni ñuy óoloo bi bàyyi ko bitim réew loolu est-ce que gëm nga ne benn bés dina ñëw sénégalais tàggoo ak mentalité boobu ak lu koy dindi. waaw suñu tàggoowul ak moom nag duñu mën a sori. ndax ni ko Momar waxee rek soo seetee réew yëpp dañuy jiital seeni entreprise. doguma la mais bu ñu jëlee li ñu gën a jàmp li gën a fës jamono ji muy au plan médical. ku nekk gis na Sénégal ni ñu ko waye ci àdduna bi yëpp. par rapport ak ni ay docteur am taxawee. ni autorité sanitaire yi taxawee. loolu exemple buy wane ni Sénégal soxlawul tout le temps di exporter bitim réew expertise.
ñu ngi ko fiy jëlee di ko yóbbu si sous-région bi par exemple. waaw mais waxoon naa fii ci seen rajo bii. oui. ni pandémie bii c'est pas du problème ministre bi du problème président problème compétence la yàlla may nañu ñaari yëf. on a la meilleure faculté de médecine. si ñun ñëpp fi la ñuy jàngee de l'Afrique de l'Ouest. soo demee tey nga dem Maroc nga dem Tunisie foofa dem. ñooñu foofa fii ñu ci bari fii la ñuy jàngee. dégg nga ñaareel bi soldats si nee na ñu xarañ lañu. am na lu bari la nga xam ne xëj na civil yi mënuñu ko ñoom mën nañ ko. tout à fait. soo defee ñooñu nga jël borom xam-xam yépp ñetteel bi nga jël ñi nga xam ni suñu nee nit ñi jóg leen ñu jóg muy guide religieux yi. bis boobu soo toogoon ñu man kat nga seet sëriñ si yépp xalifa yépp leen ñun kat musiba dal na ci suñu kaw. dañu bëgg ngeen ñaanal ñu ngeen ñaax nit ñi ñaanal ñu xañ ak ñeneen soo leen boolee bis boo loo def mu jàll. waaye su fekkee da nga woo Moustapha Kassé ak la femme naan ne moom de nee na du docteur du leneen. kenn du la déglu. kenn du la déglu kenn du la gëm. loolu préférence nationale. dafa nekk la nga xam ne ñun li ñu am yépp sax xamuñu ko. dañ koy bàkk mais duñu ko doxee. duñu ko doxalee. te ñëpp nag États-Unis France ak ñëpp a ci yem. Macron dans ses discours il parle de souveraineté. la souveraineté dans la gestion précisément de l'économie. Trump kay waxi noppi. la Chine waxi noppi. c'est-à-dire léegi surtout nag yow su fekkee am nga réew mu mel nii. yu bari manqué woo ko ay cadre yu xarañ a ngi fi toir fakal la ay nit ñi nga xam ne ñu xarañ a ngi fi ay commerçant yu xarañ a ngi fi et cetera ñooñu ñëpp soo bëggee nga say jéego gaaw da ngay lëkkaloo ñoom di leen ci boole ndax lañ ci xam sax xañ na yow man technicien bii nekk sama bureau ba fële. li ci mortale mi xam ak keneen xaw ma lu day ni talfal at ni ci loolu. moo tax ba préférence nationale lu am solo la. du ko defee. soo gisee chinois yi fu ñuy rawee nit ñi. loolu rek la. tigi. fu ñuy rawee nit ñi loolu la foo dem su fekkee ni entreprise bu mag la. dañuy jël seen entreprise teg fa. su fekkee bu ndaw la ñu jël seen entreprise bu ndaw teg fa. te état bi du def mukk la nga xam ni àndu kook ñoom ba mu mat. te da leen di gàllankoor. waaw alors lan nga yaakaar ni kan xëy na moom mooy seen faiblesse wala mooy seen cat ba à chaque fois ñu leen di gënaatale donte ñu ngi bàkk à côté tout le temps préférence nationale. non li ci nekk moom dafa am loo xam li ñuy wax ne ci kaw ak ci biir. dafa am yu bari yu nekk ci biir. waaw am na lu ñu laxas ci biir. am na intérêt en jeu yoo xam ne mooy tax parfois ñu jëlee préférence nationale mais disons que li am ba des moo di dañuy wax ne tuñu neen mënu leen parce que et cetera mais ki ñëw andi xaalisam parce que état moo nekk ginnaaw ay Exim Bank ñoo nekk ci ginnaaw. muy chinois muy ki andi xaalisam. ñëw andi ay compétences yoo xam ni kenn xamul diplomatie bi nekk bi xamuloo ko. kooku soxlawul banque sénégalaise foo tourné ñu ne la duñ la lebal xaalis. ñoom andi seen xaalis. politique les hommes politiques ak ñi nga xam ne bëgg réalisation li leen intéressé mooy bëgg naa immeuble bëgg naa infrastructure bëgg na ñu defal na ko. bëgg naa bilan bëgg naa voilà. donc sans certainement kooku pour nga def compétition day compliqué mais bu ñu demee ci lu dul loolu nañu comprendre ne encore que président national c'est pas seulement du état rek gis nga état ci boppam am na rôle muy jouer. mais même le consommateur. dañuy wax ñoom itam mais am na comportement bu ñu ko amoon ak société civile du demee nii. soo amee sa gëm-gëm sa bopp am sa fulla ak sa fayda am sa dignité personnelle nga ne bala maa jël lu jóge bi de ma jël li nekk ci réew mi xëy na baaxul waaye bu yàggee dana baax soo ko gisee noonu dana changer. même bu ko état bi deful des pays comme ay yenn pays yu bari yu nekk en Asie loolu la ñu def. mën nga fa teg lu la neex di ko jaay. bu njëkk waaye jàpp mais duñ ko jënd c'est le consommateur lui moom attitude boobu. daan ne man dama bëgg sama kii la. donc loolu aussi absolument loolu si aw askan la waaw ku ne dafa am. le rôle boo ci joué. Travailleur c'est la même chose donc benn chaîne la
chaîne de responsabilité mooy tax ñu arriver à ce que le produit sénégalais ku ne tette sa morom boo ñu mën a ànd mais bu fekkee ne yow da nga bëgg préférence boo duggee supermarché yow sa bopp te ngay ŋàññi rek naan booy état bi du ñu dimbali secteur privé te yow saa boo duggee supermarché lu ñu am très profond en fait c'est même sociologique quelque part exactement c'est ça la sociologie voilà c'est ça c'est ça c'est important li nga may remonté bi ci benn mot benn secteur boo xam ne bi daf ma jaaxal xam nga avenir c'est dans les intelligences njàng mi dama seen bi ñu defee plan de résilience ak relance toppatoo ñu enseignement privé qui est la moitié de l'enseignement te bu ñu deful ndànk ba enseignement bi amuñu li ñu ba école tijjiwul comme ni mu commencé am dina am problème parce que Sénégal dañ ko nawoon ci moo doon remplacer Canada ak France yi njàng ñuy compétir avec le Maroc am na ñoo xam ne sax waaye dañuy nar a tëj seen école te xam-xam ëllëg les algorithmes les produits les robots de demain c'est dans la tête de nos enfants buñ ko fontoo buñ ko foyee lii dana jàll musiba des moo tax mu bëgg encore une fois état bi li muy dépendre li mu def pour tourisme mu di gestu li nga xam ne moo yor ëllëg la fondation de ëllëg mooy njàng mi loolu defe naa loolu c'est un message que la bëgg a lancer pour nit ñi xam ne njàng mi ñuy teg di ko peut-être dañ ko dul fàttaliku souvent mais c'est la racine le problème de demain d'aujourd'hui mooy usines yeeg yooyu mais le problème de demain pour Sénégal émergent mooy li nekk ci bopp xale yi ak l'intelligence artificielle c'est ça exactement jërëjëf Mor Talla Kane directeur exécutif bu CNES di gërëm également professeur Mouhamadou Moustapha Kassé économiste doyen honoraire bu FASEG amoon naa mbégte dalal yéen waxtaan wi du doyaluñu si mais malheureusement dañu war a àgg ci xibaar yi si kanam bu suñu borom ñu